Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Aminata Diallo juddu ci atum 1978 ca Kolda foofee la jàngee école primaire élémentaire ca école Ousmane Senghor laata muy dem maison d'éducation Mariama Ba bu Gorée foofee la nekk ba am bakkam laata muy dem université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ku ne Aminata Diallo sa xel dem ci président Abdou Diouf ak madame Elisabeth Diouf mu nekk tamit ku jege couple présidentiel boobu. ku ne Aminata Diallo tamit sa xel dem ci madame Ndioro Ndiaye nekkoon fi ancien ministre de la femme de l'enfant et de la famille. Aminata Diallo ci fàttali rek moo teewaloon xale yi Sénégal ca sommet mondial bi ñu amaloon fële ca New York ci atum 1990 foofe sax mu yëkkati woon ay kàddu rek jëmale ko ci bor bi nga xam ne réew yi amul doole dañ koy yoral lekk pays développé yi foofe nag taxawoon na taxaw bu mucc ayib gone yi Afrique rawatina ñu nekk fii ci Sénégal. ci atum 1995 la Aminata Diallo dugg ci biir parti socialiste mu bokkoon ci mouvement national des pionniers du Sénégal ci fàttali sax ci biir mouvement boobu ñu ci yëngu ba léegi gannaaw ba mu nekkee poste commissaire national chargé des relations internationales foofee nag jege woon na trop ndem si yàlla bi di Pape Babacar Mbaye mu bokk ci ni ko tàggat ci wàllu politique. présidente nationale des jeunesses féminines bu parti socialiste atum 2007 ak léegi. membre bureau politique parti boobee tamit Aminata milité na Grand Yoff ci wetu kilifam bi di Khalifa Babacar Sall bi meeru Ndakaaru jamono ji ñuy wax ak yéen mënees nañu wax ne mooy chef de cabinet ku ne Aminata Diallo rek sa xel dem ci ñi nga xam ne tamit dañuy xeex ngir ñu mën a bàyyi Khalifa Sall jamono ji mu nekk prison foo ko gis mu ngi yëkkatee kàddu rek di ñaawlu teg loxo bi ñu ko amal Aminata Diallo mooy sunu ganu tey ji. ñu leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellu si ñu am nag mbégte comme tous les dimanches rek nekkaat fii nga xam ne mooy hôtel Fana di sunu partenaire stratégique ñu leen di jaajëfal ñoom waa hôtel bi di ko njëkkee ci borom hôtel bi colonel Lam ak soxna madame Lam ak tamit gérante bi di madame Ndour ak tout le personnel de cet hôtel donc gis ngeen sama gan ci entrée bi ak tamit portrait bi Ibou Diouf def si moom ñu koy remercier moom Ibou au passage sama gan kon muy honorable député Aminata Diallo bokk ci parti socialiste nekk tamit chef de cabinet bu le maire de Dakar Khalifa Sall bokk aussi suma juumale nekk présidente coordination des femmes de Grand Yoff ñu féetee wàllu parti socialiste donc honorable ñu nuyu la jaajëfal ci ni nga répondre positivement sur l'émission ñu bàyyi la nga nuyoo Sénégalais yi lay seetaan. jërëjëf Aïssatou
maa ngi nuyu téléspectateur u TFM yëpp ak fu ñu nekk ci àdduna bi ñi nekk Sénégal ak ñi nekk diaspora di nuyu sénégalais yëpp di la jaajëfee yoo tamit ci li nga invité jigéen am na solo parce que ñun jigéen ñi war na am solidarité ci média yeeg yooyu feeñal jigéen ñi ndax loolu mooy tax ñu jël le pouvoir dans quelques années non en tout cas dinañ si bari suñu waar bien que tamit des fois jël jigéen dafay xaw a compliqué ndaxte ñun tamit dañu war a góorgóorlu ñun jigéen ñi du noonu léegi ba ca des Aminata ñu dugg ci biir xolu émission bi dooree ko ak yéen jigéen yi jege Khalifa Sall série d'activités yi nga xam ne yéen a ngi koy def ba seen mentor nekkee fa mu nekk ba léegi mu nekk ay initiatives yi nga xam ne yéen a ngi koy jël lu ci mel ne ay mercredi noir ay vendredi rouge est-ce que yooyu noonu ngeen di def jàpp ngeen ne dëggantaan mën na féexal Khalifa Sall wala boog mën na daaneel président Macky Sall ndax yéen ñaari point yooyu ngeen ci jublu. waaw am na solo li nga wax les mercredis noirs mais bu ñu fàttalikoo def nañ fi talaatay ndeer Grand Yoff ay au mois d'avril def nañ fi yeneen activités yoo xam ne ni waaye ba ñu toogee ba xool ne léegi nañu intensifier lutte bi jàpp nañ ne ñëpp xam nañ importance su jigéen ñi bu ñu jógee dëgg la bu ñu dajaloowee booloo jóg ñu ne nañ sol noir na ñëpp xam nañ lu ñu symboliser fak naa ne tàngaay bi ku ci sol noir ku ne di nga ko réccu te noir aussi day montrer aussi une certaine colère wala nit koo xam ne ni tristesse donc pour wax ne ni état Sénégal wala président Macky Sall mu percevoir message bi ñu koy jox ne léegi kafatuñu parce que dañu jàpp ne doy na ndax bu mu demee ba nekk député fa la yëf yëpp jeexee mooy ne boo jàppee nit ba ñëpp ne li nga ko jàppee yëpp ñëpp xam nañ li nga ko jàppee ne lii affaire politique la nga dem ba mu nekk député yore immunité parlementaire nga bëgg ko bàyyi ci prison bi loolu état de droit xalaatu ko suñu constitution xalaatu ko donc forfaiture la ñu ne kon nañu intensifier lutte bi nañu sol yu ñuul di dem ci commune yi waaye lii ñuy def gis nga le monde la contrainte la semaine prochaine ñu ngi jëm Pikine imagine toi femme Dakar yëpp génn dem jubali Pikine bu ñu demee Rufisque waa Pikine ak waa Dakar yëpp ànd dem Rufisque buñ ko mujjeewee Guédiawaye mu toj te loolu c'est dangereux. waaw mais danger bi lan mooy danger bi. danger bi mooy rafetul déjà ñun ay yaay lañu. rafetul que ñun jigéen ñi en tout cas c'est sensible. li ñu bëgg a def yëpp bu ñu ko defoon sax mag ñi sax toujours ñoo ciy wax. xam nga nit ñi commencé nañ fi def ay tabadiyaada. mag ñi wax ne bàyyi leen kërti liñ ci bëgg a def yëpp parce que nous sommes des femmes civilisées. nous sommes des mères de famille. et ce Sénégal là. ëllëg bu ñu ko bëggee jox Khalifa Sall dañ ko war a jox Khalifa Sall intact mooy gën a yomb ci moom loolu moo tax ñu ne kon nañu sol lu ñuul fu mu yem neex maanaam génn guñu ci tali dañuy joxe ay message président de la République bu ko percevoir baax na bu ko percevoirul nag ëllëg lu ci mënta xam mu xam ne ni moom mooy fautif parce que jox nañ ko message yu bari ndax au début yu weex lañ doon sol léegi ñu dem ba wane tristesse di sol lu ñuul ay jigéen sax jaral leen am na ay jigéen yu waxoon ne dañuy génn sax pour def yenn seen awra yeeg yooyu nga xam ne kon jigéen ñi mer nañu te meru góor ak meru jigéen bokkul te ay mère de famille nag bu ñu demee ba sol lu ñuul na jàpp ne ni beneen yoon lu gën a garaaw lay nekk te loolu lañ koy bañal loolu moo tax ñu won ko suñu tristesse à travers suñu habillement ak suñu waxin won ne ko ne doy na nañ ko bàyyi du moment que léegi député la du moment que am na immunité parlementaire que état de droit moo ko jox constitution moo ko jox kon kooku te liñ ko jàppee politique la te jaru ko donc li ñuy def nii du kaf du ree mobiliser la ñu ngi mobiliser jigéen ñi te xam nañ bu ñu eggee ca point focal ba boobu day toj parce que boobu quel que soit alpha ak lu mu munta mel génn kese lay nekk du nekk leneen Aïssatou kon nous sommes dans une mobilisation des femmes de Dakar léegi nous allons vers la région donc la semaine prochaine nous sortons du département de Dakar pour aller dans un autre département te loolu mobilisation la te mobilisation jigéen ñi ñëpp xam nañ ko colère jigéen ñi ñëpp xam nañ ko du ñu wax lépp buñ ci eggee rek ñañ xam buñ ci eggee mu neex mais Aminata au-delà de symbolique bi jigéen ñu mer di ko manifester ci ay couleurs yaa ngi ko wax léegi lu weex ngeen commencé woon léegi yu ñuul yéegi yéen ci dugal yu rouge yooyu est-ce que ba ngeen ko tàmbalee ba léegi gis ngeen benn impact boo xam ne am na ko ci destinataire message boobu di président Macky Sall lan la ko mën a yëngalee.
waaw war na ko mën a yëngal parce que c'est le président de tous les Sénégalais. jàpp naa ne bëgg na réew mi nekk ci jàmm. jàpp naa ne ñun ñëpp mooy sunu président parce que 2012 quand même on a bâti campagne pour lui. de place de l'Obélisque lu ne lañ fa def. ñun ñëpp ku ne jàpp nañ fi sunu ay nit bataille. ndax moom kon ñun ñoo ko fal. bu ñu ñëwee ba egsi fii ak lu mu mënta nekk Khalifa Sall c'est le maire de Dakar. c'est le maire de la plus grande l'une des plus grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest. buntu boo xam ne ni kon kooku bu ñu ko jàppee le maire. ak poste yi mu am au niveau international rafetul ci Sénégal rafetul ci image yu Sénégal. kon rafetul moom muy génn Sénégal ñu naan ko kii moo jàpp maire am te affaire politique la. kon ñun jigéen ñi ñu jóg ñu ne kon nañu defee forme de jàpp nañ ne. moom c'est le président de tous les Sénégalais am na dégg-dégg. bëgg na jàmm. bëgg na Sénégal ñun ñëpp ñu nekk benn parce que dañuy wax ne ñun benn bopp lañ kenn xam mënuñoo xar ñaar. kon loolu bu fekkee ne gëm na ko. dinañu déglu parce que nous sommes des mères. te am na jabar am na ay doom am na yaay. am na ay jigéen. kon nag jàpp nañ ne loolu dina ko dégg. ci lii ñuy def dina ko dégg bu baax a baax bu dee bëggal na réew mi jàmm. bu dee li muy wax yëpp. woote dialogue ak yooyu mu ngi ci moom. d'accord léegi sànq yaa ngi koy évoqué muy laata ngeen dugg ci ay affaire de couleur yi amoon na ay sa ay nawle jigéen yoo xam ne indi woon na fi benn tolle bu rëy na xëy suba rek daani ne dañuy génne seen awra yi ci mbedd mi xam nga loolu lu tubaab di wax naan l'intention vaut l'acte loolu bien que jëmmaluñu ko ci ay acte mais xalaat bi rek ba di ko génneel ci kàddu loolu tamit lu ñagas lu doy waar loo xamante ni man en tant que jigéen xaaruma woon sama ay nawle jigéen di ko yëkkati ci ay comme ay kàddu. waaw ay surtout xam nga boo nekkee ci lutte forme de lutte yi. day bari. waaw léeg-léeg nag xol fees. lu ëpp tuuru nag lañ toll mu am ñoo xam ne ni ñoom. mer nañ mer goo xam ne ni. nee nañ ne jàpp nañ parce que loolu am na lu muy symboliser. et ñooñu manifester seen colère la. jour boobu peut-être lu ëpp tuuru nit bu sa xol feesee di nga génnee lu ne. kon. président na xam ne ni bu jigéen ñi demee bay wax loolu mu xam ne ni mbir mi ëpp na lu ëpp nag tuuru moo indi sunu rouge yi bii pas nag ultimatum la ñuy joxe fii ba fin octobre bu soobee yàlla léegi ultimatum bi lan la ultimatum bi fii ba fin octobre buñ ko génneewul lu ñu gis ñu xam ne loolu la ñu xam ne président moo ko bëgg moo bëggul Sénégal mu nekk ci jàmm. Khalifa Sall caution am ñu ngi ko fixé ci su ma juumalee 1,8 milliard. Gis naa fan yi ci presse bi ngeen wax ne yeneen def seen kéemtalaay kàttan pour matale loolu am na tamit la ko jiitu benn kuréel bu fi jóg ñoom tamit di nas ay cotiser ñoom seen pour rek matale boobu la caution loolu fan ngeen ci toll ci dajale caution boobu ñaata ngeen am ak yu mel noonu ak fu mu toll daal. caution bi avancé na bu baax. bu ñu fàtte ni am na ñeneen ñu ko yore. du ñun politique yi ñun dañoo bañoon. parce que Khalifa dafa ne woon bu ma deful dara def ma dara soxlawu ma caution. nañ ma juger wala nañ ma en tout cas daal fii ma nekk nii otage la génnee ma. mooy lépp mbaa ñu dem la ci leneen mais mu am ay nit yu nekk ci société civile des Sénégalais ne kii sunu maire la ñoo ko fal ñoo ko jox sunu suffrage à Dakar kon nag du ñu seetaan mu toog fële génnagul kenn lijjantiwu ko ba tey nekk na député 112 000 personnes fii ci Dakar votel ko mu nekk député ba pare kenn génneegu ko mu am immunité parlementaire génne ko kon ñu ne nañu dem def caution nag ñun jàpp nañ ne rançon la parce que prise d'otage la kenn mësul gis député bu am immunité parlementaire ci biir prison kon loolu otage la kon ñu ne rançon bi ñun politique yi ñu dem ba d'accord ne ñun tamit dinañ ci participer mais ñoom yàgg nañ dajale te jàpp naa ne yàggatul parce que ñëpp a ngi ci investir ñu xalaatul woon sax ñun ñii dañuy dugg ci biir kër yi ñi di doxe da ngay gis maire bu màgget mu ne Khalifa Sall de ñun ñoo ko fal doom bu baax la wala yooyu ñu yëkkati xaalis bu bari def ci alors que dañ ko jox benn ticket bu 1000 francs mu ne non man damay def plus donc gis nañ loolu mais jàppal ne yàggatul insha allah mais société civile la ak des Sénégalais épris de justice ñoo xam ne ni justice rek moo leen neex te jàpp nañ ne le maire de Dakar quand même sa place c'est pas en prison dafa war a ñëw fii ci ñi nga xam ne ni ñoo ko fal mu continuer bu boobaa procédure bi buy continuer mu continuer waaye nit doo ko jàpp rek te waxoo dara yëngaloo dara nga bàyyi ko noonu ci prison pendant 7 mois c'est inadmissible et puis c'est pas n'importe qui c'est le maire de tous les Sénégalais c'est le maire de tous les Dakarois c'est le maire de notre capitale et c'est un député qui a une immunité parlementaire en plus loolu leer na waaye la nga xam ne quand même bu caution boobu matee dina ko jur xëy na plus tard ci ay spéculation ak yi ni mel mooy Khalifa Sall ba ñu tegee ci table bi yëfu caution waxoon na fi ne bëggul ñu fay ay caution parce que
fay caution dafay nuroog ak aveu de culpabilité donc yéen ñi tey bi ngeen demee ba ñàkk pexe ba ne da ngeen koy nattal ay caution est-ce que yéen a ngi xalaat suba njeexital bi. Aïssatou yëf yi yàgg na. depuis octobre bi ñu woowee ñun. da ngeen a sonn ñàkk ci mbirum parti socialiste. ci lañ ñu woowee woon. mais moom xamoon na ni biñ ñuy woo ñun ñuy dem tribunal di jaabante. moom xamoon na ni ci moom lañ jëm. donc moom loolu moom du lu ko bett. xamoon nañ moom lañ soxla donc wër nañ ba sonn. gis nga lii ñu ko jàppee chaque année IGE ñëw. musul def commentaire. ci même chose caisse d'avance fii la nekk depuis 1920. chaque année dina ñëw ñokk na fi depuis 2009 ba tey lu tax 2009 gisuñu ko woon. parce que jàpp nañ ne Khalifa ay ambition moo ko dugal. ñëpp xam nañ ko sénégalais yëpp xam nañ ne ambition bi ñoo ko dugal. kon lii ñun jàpp ñu ko comme caution ñun dañu jàpp ne rançon la. parce que nit ki nga jël ko sans raison. nga dugal ko ngay wax ci loo xam ne ni ay fonds politique président am na fonds politique. premier ministre am na fonds politique assemblée nationale HCCT ñooñu ñëpp lu tax kenn waxul ci seen ay fonds politique mais parce que kii sénégalais yi ñoo ko tànn ne moom la ñu bëgg mu nekk seen président ambition am ñoo ko dugal mu nekk un adversaire de taille. adversaire de taille nag jàpp naa ne waxtaan moo ci gënoon. yóbbu prison parce que prison ëpp nag koo xam ne ni sa allié la woon. yéen a ànd campagne 2012 législative ngeen campagne ensemble mu dem ca mairie ba jox la adjoint. fekkee yéen da ngeen nekkoon contre moom parce que ñun Benno Siggil Sénégal la ñu ñëwee 2009. ñoom ñu nekkoon ci dekkal ànd dekkal ngor xaw ma genre yooyu. mais bi ñu ñëwee dañoo jël Mbaye Ndiaye Khalifa da koo jox adjoint au maire. ne non parce qu'on est allié. puisque ay allié lañu nañ ko gëm jox ko. kon lii ñuy joxe nii di dajale ni jàpp nañ ne rançon la parce que justice moo wax ne ni rançon boobu bu ñu ko dugalee. en attendant mun na am LP. mu génn comme ça mu mun a préparer ay mbiram. mais ci biir foofu du yomb mais bu génnee bu boobaa mun na préparer. ak lu mu mënta nekk ak fu muy mujjee. mu préparer wu bu baax mais quand même le maire de Dakar tamit place am du prison. ci ay affaire u fonds politique. munoon nañ ko jàppee ci leneen ci mauvaise gestion. ay mauvaise gouvernance mais jàppee ko loolu lu dul ci ay fonds politique yoo xam ne ni ñëpp xam nañ fan la jëm. fan la dugg ak yëpp man mii mun naa ko prouver keneen ak keneen mais du lu ñuy wax parce que fonds politique fi muy dugg dafa sensible ba nga xam ne ni xam nga doo taxaw ci télé bi ne Aïssatou Diop Fall jox naa ko lii wala président jox naa ko ci lii. wala leneen Khalifa nag c'est un homme d'état. jàpp na ne du lépp la ñuy wax. bu ko neexoon kon wax na ko yàgg na waaye jaru ko parce que homme d'état la état moo laaj loolu li ngay def lépp du lépp ngay wax kon nag loolu moo ko ci dugal loolu moo tax mu dugg bu doon loolu kon xam nga du dugg. kon nag ambition ñoo ko fa dugal kon nag caution bi du indi lenn jàpp naa man du indi benn incident moom na génn mu ñëw fii bu génnee nag lépp dina yomb jàkkaarloo bi dina gën a neex. dina gën a neex mais nag Aminata yaa ngi wax ne Khalifa ay ambition moo ko dugal prison ndax la ñu ko toppee di yëfu caisse d'avance bi nga méngale ko ak fonds politique ne itamit mi ngi fi depuis 1920 mais man dama jàpp ne bu dul ambition moo ko dugal tamit légèreté ak naïveté mi ngi ci ndaxte moom du ma ci bokk ma ci moo gën du man dong. ndax moom ba yëfu caisse d'avance bañ koy yëkkati boobu fekk na ni déjà wane na ne adversaire président Macky Sall man du ma nekk adversaire Aminata Diallo ma xam ne Aminata Diallo mi ngi may yeeru di ma xaar ci angle bopp koñ bi may taxaw di fexe bay pëttaxul ci leen loo xamante ni suba mën nañu ma fa daaneel mooy moom ba mu en d'autres mots ba mu xamee ne il est dans le viseur du pouvoir mais moo waroon même bu doon caisse d'avance bi njëkkee ko du ko fi mujjee moom moo waroon teg fee caisse d'avance donc foofu dem wane na fa légèreté boo xamante ni nii mooy li ko indi li ko jural. waaw bu amee wane légèreté. jàpp naa ne ministère des finances moo wane légèreté. parce que nag xam nga xaalisu mairie Dakar. c'est pas le maire le comptable. Le comptable c'est le ministère des finances à travers la perception municipale. Perception municipale nag ci ministre des finances la dépendre. ak trésor public ak yooyu. ñooñu ñëpp ci ministre des finances donc ministère des finances kon tey bu ñu waroon wax légèreté mais nañu wari Amadou Ba. légèreté bi foofu la parce que ñoom caisse d'avance bi fonds politique yi Khalifa bàyyi na ko fi 6 mois. ne du ko laal mais Khalifa signé Khalifa moo signé toog na fi ñëw na 6 mois. ñu ne ko kaay jël si lii yaa ko moom. fii lañ ko def mu ngi ci budget bi sa droit la mu ne leen non lii du ma ko jël soxlaw ma ko. ñu ne ko non perception le percepteur municipal ci boppam bi fi nekkoon. moo ñëw defal ko historique bi. ne ko li maire lii. nga def ko defoo ko lii pour urgence la
tey imagine toi ñu war a évacuer benn Dakar waa ñu war ko yóbbu léegi en France ci fii nga mën a jëlee pour yóbbu ko parce que amoo beneen rubrique amoo beneen booy jëlee urgence kon lii pour sa ay urgence la fonds politique la pour le maire ñu expliquer ko mu jàpp ne ni de bonne foi ne loolu la donc li si des pour prouver xaalis bi mooy naïveté bi non pour prouver xaalis bi pour prouver xaalis wala leneen loolu c'est le ministère des finances ministère des finances bu ñëwee kay bu jox la cutis ne la lii fonds politique la kon kay lu ci problème di indi ministère des finances mooy gérer perception ñu ñëw ñu ne la lii fonds la pour sa ay urgence la léegi pour nga mun a toppatoo Dakar waa boo xam ne dafa taxaw ne jodd ne jon imagine toi mu am benn dëj bu rëy à Dakar mais foofu ngay jëlee léegi parce que moom dafa nekk ci xeex Aminata Khalifa dafa nekk ci xeex di nag song koo xam ne moo toog ci yëf yi fi mu ne yaa ngi dégg xeex nag moom li ñu naan guerre des chefs mondial xeex bala ngaa song xeex man personnellement noonu laay def man damay tànn samay combat tànn samay adversaire boo demee ne ba ne yow da ngay mbër ma ca kanam moom nga song mais dalay jaral lu ne dalay jaral nga lamb poos bàyyi poosu buur mais 6 mois laaloo ko ñu ñëw ne la xamoo ndax nax la xamoo ndax piège xamoo ndax la léegi nga gëmm ne non xaaral ma jël da nga yor sa poos mais la ma ko teree lamb poosam bàyyi keesu état bi kii Aïssatou bu dee woon lamb poos kese kon jarul ñuy fal maire parce que budget dañ ko voté pour loolu waaw am ay rubrique yoo xam ne ñu jox ko maire waaw kon bu dul loolu président kon lu muy doyee suñu kees sunu fonds politique mais xam nga kon na lamb poosam parce que moom tamit am na ay adversaire ëllëg mais jàpp naa ne boobu xeex commencé gul fii lan moo fi jot ba nit ñi di xeex mbaale leen xam nga Khalifa moom bu dee moom kese yenn xeex yi du ko def xam nga parce que moom gëm na yàlla goo xam ne ni xam na les choses vont venir d'elles-mêmes peut-être li tiital njiitu réew mi mooy ne nit ñi ñoo jóg mouvement de soutien du judd fu nekk Khalifa taxaw na ci yàlla ñëpp gis nañu moom dafa taxaw fi mu taxaw ba ñëpp di ko traité tapette kon kooku est-ce que da doon xeex xeexut moom ci ay droit am la nekk loolu ay droit am ñoo ko jox ci mairie bi pour mu jël ko Mamadou Diop jaar fi Pape Diop jaar fi jox ko kon lan moo tax tey président Macky Sall di ko interdire Khalifa Sall qu'est-ce qui se passe ci loo xam ne droit am la moo ko moom mais Aminata ñi nga tudd nga Mamadou Diop tudd nga Pape Diop ñaar ñooñu ba ñuy jël ba ñu laal ca kees ga ñooña ña nga ca pouvoir ba Khalifa Sall bokkul ci pouvoir allié la woon daal di kat ji allié bu njëkk ba jàkkaarloo moom ne ko chaise bi nga toog laa bëgg a toog yaa ngi dégg kon chaise bi nga bëgg a toog laa bëgg a toog caisse d'avance oo ñàkk caisse d'avance moom mu am taxawaay opposant daa waroon def nandité dégg daaj bàyyi kees ga foofu bu amee mu lamb poos bu amulee mu bàyyi mu bañ a lamb poos mais ba pare Khalifa li ko gën a daaneel mooy Aminata li gën a daaneel Khalifa mooy waxuma sa jooy yamu jooy ba mu xamee ne prison bi c'est inéluctable mais man personnellement fan laa gën a ne Khalifa mii kii dafa laaj tojaat dafa raat vraiment piqûre ko yëfu virus politique mooy ba mu taxawee osé naan waaw dégg nga du man kese ñoom Pape Diop la sans compter GIE fala yu mu créé pour mun a du dugal fa xaalis bi moo tooñ. mais Aïssatou xam nga Khalifa du dem di créer ji ay GIE loolu du liggéeyam mais perception bi ci boppam percepteur yooyu nga xam ne imagine toi Aïssatou dëgg ko jox mais Aïssatou yow ñu nekk ci association nga nekk présidente bi trésorière bi nga xam ne ni mooy décaissé mooy moom la ñuy indil facture ne ko lii baax na ni ñu ko defee yow ñu jàpp la yow ñu bàyyi trésorière bi Aïssatou loolu nu muy nuru déggoo ma de dégg naa la ki yor xaalis bi yow ñu jàppale yow da ngay ordonné donc yow bu nit ki demee indi facture moom moo war a xool facture bi ne facture bi baax na déglu ma kii baax na mu ne la yow non lii baax na moom mooy comptable loolu mooy liggéeyam xam nga man du affaire u gérer xaalis mooy sama liggéey man politique lay def protection de l'enfance laa xam leneen boo ma fa yóbbee xaw ma ko le maire le percepteur nga xam ne ni ministère des finances moo ko fa teg moom mooy prouver li ci des moom mooy ñëw ne maire xaalis baa ngi nii mu ngi nii li si des moo koy toppatoo du maire toppatoowul bu dee woon moom moo ko doon toppatoo kon du ñu agsi fi bu doon loolu kon du ñu agsi fi Aïssatou mais kooku mooy toppatoo loolu kooku ñu bàyyi ko ne ko yow demal ñu jàppale kon kay loolu moo tax ñu xam ne ni lii otage politique la dafa am heure politique ak heure liggéey bu ñu la falee 5 ans liggéeyal ba sa 5 ans ya léegi nag bu jeexee ba nga war a def bilan bu la neexee nga politique ba yaataa yumbe Khalifa loolu la jàpp loolu la xam loolu lañ ko yaree Senghor loolu la ko yaree Abdou Diouf loolu la ko mooñaale moom loolu la xam mais nag am na ñoo xam ne nag dañuy xëy 5 ans yëpp premier jour ba 5 ans ba jeex politique rek léegi nag bu jeexee ñu rey ñu ak wax ak yeneen
mu ngi noonu Sénégal mu ngi noonu il faut qu'on change les choses. j'espère que ñun jigéen ñi fa lay jóge parce que ñun taluñu politique ndax am nañu suñu njaboot am suñu liggéey ak yooyu. kon jàpp naa ne ëllëg xam naa pouvoir bi bu ñëwee ci jigéen ñi dina tane mais Khalifa la ñuy wax Khalifa moom c'est quelqu'un de calme c'est un homme d'état. kon nag lii ñu ko tuumaal dóorul fayul yéen a koy dóoral yéen a koy fayal. question dóoral fayul dafa am waxtu dana ngam rek toog. Khalifa c'est un homme d'état kon nga xam ne Khalifa gor la. parce que homme d'état la. mu ànd ak moom. 2012. ñu def campagne. ñëpp gis ni mu ko jàppalee au deuxième tour. ba mu jàll. man tuuti ñu rey ma ci deuxième tour boobu. ci télé laay waxee ñëpp xam nañ xam nga ma la kon Khalifa noppi depuis lors. toogam di liggéey. ngeen koy xeexal mu noppi. moom parce que xam na ni du heure bii. jàpp na ne mbir mi. lu nekk dafa am pas à pas la dafa am fi ñu koy defee mais kooku boo ko xoolee léegi nga jàpp ne yow sa adversaire la moo la mun a mais yàlla mooy fal Aïssatou yàlla moom day jàppale moom njabootu Youssouf la bokk Seydina Youssouf nag dara terewu ko falu dugal nañ ko prison waaye dara terewu ko falu. waaw d'accord léegi honorable kon ñu dox si leneen Khalifa Sall ba tey ci wàllu ndax xam naa ne yow mii rek yow waroon nga xaa doy avocat donc ci wàllu boobu wàllu défense boobu gis nañ ne fan yi renforcé na jël na ñaar dolli ca yamu yoroon est-ce que loolu dafay firndeel li ñenn ñi di wax naan ay avocat am tamit bokk nañu ci li ko dëj prison ndax dañoo juum ci stratégie yi ñuy def. xam nga booy défendre boo amee sa client. boo koy défendre yooyu yaa xam. fan ngay jaar. dëgg la ba. am na fooy commencé ak fooy mujjee. avocat yi dañoo jàpp ne procédure bi. il faut ñu procédure ba pare. ba jeexal bu jeexee nag. ñu door a dem ci leneen. kon noonu la ñoom dañu jaar fi ñu war a jaar procédure yi njëkk yi ñu def ko. léegi nag bu amee ñeneen ñu ñëw jàppale waat ne léegi nañ ci dugal parce que du moment que am na ñuy wax affaire caution du moment que am na ñuy wax leneen. c'est important que ñeneen ñëw des financiers des experts en finance. des avocats ñu ñëw ñoom aussi jàpp ci. foog naa Khalifa li mu yor ci avocat te ñooñu ñëpp la plupart ñoom ñoo ñëwal seen bopp. ñëw jàppale ko parce que jàpp nañ ne on est dans un état de droit. c'est le maire de la capitale. et que ñëpp xam nañ ne politique moo ko fa dugal. du leneen parce que bu nekkoon ay affaire gouvernance wala leneen. du fa dugg parce que ñëpp xam nañ moom yoon bi mu jël en matière de bonne gouvernance ak yooyu bi mu ñëwee mairie Dakar ba léegi. kon nag politique bu jotee nag ñëpp a ciy dugg ñëpp a ciy jàpp. parce que boo amee doole. daanu ci ñu amul doole. bu loolu yàlla kon du la jox doole joxu la doole pour nga daanu ci ñu mel ni Aminata Diallo nga xam ne yaa ko ëpp doole. boo ko ci ëppee doole nag di daanu ci kawam. dina am ñeneen ñu am doole boole seeni doole ànd ak kooka ñëw daanu sa kaw yow tamit wan na ni ñoo la ëpp doole. mu nekk affaire de sorte léegi ba ca des mooy seen secrétariat exécutif national bi yéen waa parti socialiste gën fi communiqué semaine bi ñu weesu di xamle ne dina proposer seen bureau politique bi looloo xam ne nii moo jëm ci dàqale yéen ñi ànd ak Khalifa Sall ak yéen ñu mu àndal loolu sax ñu bëri jàpp nañ ne yéex nañ ko def ndaxte yéen bañ la war a dàq du tey ndax dëgg-dëgg créé ngeen seen ay yëfu bopp ba sonn léegi ku ci mel ne Abdoulaye Wilane joxe si benn métaphore bu am solo ndax nee na yéen ba ñu yàqu ngeen noo xam ne buddi sànnee ci des est-ce que tamit quelque part en toute honnêteté waxuñu dëgg ci dàq leen yéen te sax nañ ko yéex a def. waaw ñoom waxuñu sa dàq ñu dañu ne ñun ñoo dàq suñu bopp. dëgg la xam nga nag yow waaw xam nga TFM fii doo toog ñu naan la yaa dàq sa bopp loolu amul fenn. fu ñu la mënta dàq ci àdduna bi dañ lay notifier ne dàq nañ la. kon loolu waxu koo xam ne ku jaaxle xam nga Barthélemy dafa wax ne candidat la rek. ku nekk commencé nag réer. jàpp naa ne ñoom Barthélemy kese. ne candidat la au poste de secrétaire général rek mbir mi jaxasoo. moo indi mu jaxasoo ñu naan dàq nañ seen bopp. mais suñu texte parti amul fenn fu ñu bind dàq sa bopp auto exclusion amul fenn fu mu am. mais loolu waxu bébé la mais bu dee loolu la. kon Tanor dàq na boppam. parce que en 2014 on se rappelle tous. 2014 du ñu taxaw Dakar lañ dem. ñu nag Tanor ñoo ànd di campagne biir Dakar. moo ñu jàppale contre Benno Bokk Yaakaar. moom mu def campagne à Mbour. en Nguéniène contre Benno Bokk Yaakaar. mais nit nag loolu mënut a nekk yow ànd ak 2012. ba 2014 yow ak Benno Bokk Yaakaar. 2014 nga dem ci sa yëfu bopp. Khalifa Sall def noonu ñun ñëpp ñu def noonu yow ci sa bopp yow suñu secrétaire général du parti nga demal sa bopp contre Benno Bokk Yaakaar tey nga ñëw nga ne parce que dem nañ ñun kese dañ ñuy dàq kon ñun ñëpp ñoo dàq suñu bopp. ñun ñëpp ñoo dàq suñu bopp bu dee loolu la kon dàq bi dàqalu nañ suñu bopp ñun ñëpp te loolu day yomb. ay surtout day yomb parce que bu fekkee ne Barthélemy ne man je suis candidat au poste de secrétaire général du parti te
liñ leen wax ñun xam nga lan la gis nga dañu war a renouveler yow sa mandat jeex na dans 1 an mu jeex xanaa kay dàq fa la yombee léegi mu jeex nga war a renouveler woo yow amoo looy def lu dul utiliser turu Khalifa Sall ak ñoñam heure bii nga xam ne ni ñun leneen soxluñu lu dul Khalifa Sall mu génn fa mu ne sunu camarade la seen camarade la sekk na ak ñoom lu mu sekkul ak kenn man amul lu ma dajul ndax Tanor Ousmane Tanor Dieng laajal ku la neex boo boobee bi laan nga laaj ko man dinaa toog weer bu ma tuddee Ousmane Tanor Dieng ci rajo mbaa ci télé dina ñëw dina woo Sénégal yëpp ne nañ wax ak man naa bàyyi SG da koo respecté ba naan bàyyi SG bu ko tudd bul def lii sunu secrétaire général la ñoo ko fal Abdou Diouf kërti wax défendre ko boo ko tuddatee ma rey la man loolu yëg dégg naa ko fukki junni yoon ci Khalifa Sall dégg naa ko fukki junni yoon comme ni mu ma won la ni mu respecté Ousmane Tanor Dieng sunu secrétaire général kon ñooñu tey bu ñu taxawee wala ñu war a renouveler HCCT nga xam ne ni mandat bi chaque année la te affaire bi leerut foofu daa jaxasoo ñu ne kon nañu yëngal fii comme ça fii mu sotti comme ça ñu yokk yeneen poste mais loolu lu ñaaw la ay satu lu ñaaw la man de jàpp naa ne loolu la parce que xamante nañu loolu la parce que dañu war a renouveler te ñëpp dégg nañ fan yële ñu bind ci journaux yi ne HCCT bi yëf yaa ngi yëngu nit ñi kontaanuñu te puisque foofu mandat bi chaque année la dañ koy renouveler bokkul ak président Niass mi nga xam ne ni macha allah xam nga li ma la kon léegi nag lalagul basang kon il faut mu yëngal li mais nag waroon na ko defee neneen mu rafet mais pas un camarade comme ça quand même un camarade comme ñun ñii nga xam ne man bi ma jógee biñ ma jëlee Kolda à 12 ans man biñ ma jógee Kolda xam nga ko ma jëli woon ay journaliste ak Anassar Bathily jabaru Bathily ñoo ma jëli woon Pape Madiop Fall mi daan def kàddu xale yi ñooñu ñoo ma jëli woon gis nga man biñ ma jëlee xam nga fu ñu ma wàcce maison du parti ñu jëli ma Kolda dañ ma wàccee direct maison du parti pour indi ma ci président Abdou Diouf ne ko xale baa ngi nii kii nga war a dem àndal New York pour dem représenter les enfants du Sénégal kon man xale bii nga xam ne ba ma jógee Kolda ma war a dem New York maison du parti laa njëkk a wàcc kon man bu ñu toogee ba di ma xool ak sama lépp foofu laa ko defee waxatuma la Khalifa Sall mi fa nekk ba mu amee 11 ans ba léegi ak at bi Khalifa Sall am lépp lu mu am mu amee ko foofu daf ma daan wax ne ma ñun ñaar amuñu droit wax dara parti bi parce que lépp fii la xewe ci suñu parti te waruñu am lu ñu ëppale suñu parti waruñu am lu ñu gën a gëm suñu parti man tout le temps daf ma koy yare kon kooku ak ni mu bëggee parti am taxaw ci ba tey ji mu nekk fi maire de Dakar ak ñëpp xam ne ni te xam ne socialiste la te ñëpp jàppoon nañ ne parti socialiste dee nañ ba am na ku daan wax fi benn njiitu réew naan dootuñu fi ñëwati 50 ans ñu dem ba am maire de Dakar te maire de Dakar c'est pas n'importe quoi lu rëy la kon kooku fierté la ci socialiste yi fierté la ci ñëpp kon kooku bu ñu taxawee tey ñu xaar ba mu nekk ci lii ñu naan ils se sont auto-exclus xam nga kon ñooñu teg nañ ñu gàcce waaye loolu du yomb ñoom nag dañu jàpp ne 2014 dañoo jàkkaarloo woon Benno Bokk Yaakaar man na du ma wàccu di lekk man du ma ànd ak yow 2012 ba 2014 taxaw jàkkaarloo ak yow ne du dem defi sama liste ne du ma ànd ak yéen tey nga taxaw fi nga naan diw il s'est auto-exclu ak Samba ak Demba kon loolu wax yu ñaaw la jàpp nañ nag Wilane moom Bamba tontu na ko nee na bëñi la waaye Bamba nee na ko xoolal du bëñi de gémmiñ gi la gémmiñ gi la kon nañu wekki gémmiñ googu bu ñu wekki bëñi de nañu wekki gémmiñ googu nag moo yàqu dafa cancer moo yàqu gémmiñ googu waaw moo cancer gémmiñ googu mooy problème gi moo yàqu puri Bamba tontu na ko kon moom na wax ak Bamba kon yow da nga bàyyi Wilane ak Bamba dëgg la léegi Aminata est-ce que quand même jàpp nga ni en toute sincérité yaa ngi joxe léegi en 2014 Tanor na mu leen doolelee ba jàkkaarloog Benno Bokk Yaakaar mais jàpp nga tamit en toute sincérité yéen taxaw ngeen dëkk Tanor jàkkaarloo ak moom yéen ngi demal seen yëfu bopp doxal seen i doxal bopp kon jàpp ngeen en toute sincérité que tey jii yéen amati ngeen benn légitimité ci biir parti socialiste. mais parti socialiste ay surtout kenn mënuñu faa jëlee. ndax lan parce que parti socialiste tu sais le mode de gestion des partis maintenant. mais ñëpp xam nañ ko am na yoo xam ne ni boo xamee ne mënoo koo lijjanti ngeen ànd. ngeen jàpp ne am ngeen destin ensemble. war ngeen mën a uti suffrage yi ngeen ne noonu nañu rey suñu bos nañ dem dooleel keneen loolu amul fenn ay satu doo tëj sa kër baay ne nañ dem dooleel kër baayu jàmbur kon pour ñun loolu la ñu d'accordul dañu ne duñu tëj suñu kër baay ñun ñu am ci fierté lool gëm ko jàpp ne suñu kër baay a gën kër yëpp tey ñu ne ñu tëj leen seen kër baay dem leen kër baayu jàmbur dem jàppale ko loolu ñàkk fayda la te ñun ñàkkuñu fayda ñu taxaw nag ci li ñu Senghor jàngaloon mooy fulla ak fayda jàpp ne ñun ay socialiste lañu du Ousmane Tanor Dieng moo ñuy tere nekk socialiste ndax Ousmane Tanor Dieng dafa fekk Khalifa Sall ci parti socialiste fekk na nag avancé na
ba mu ko ciy fekk moom ba muy jël carte ñëpp xam nañ ba ñuy renouveler 88 89 lañ koy door a jël ba 89 lañ koy door a jox carte am te ñoom Khalifa ñoo nekkoon jeunesse socialiste ñoo dem ca ngéeñeen renouveler ko jënd jaay ko carte fii ci Dakar moom Tanor dañ ko jaay carte oui fii 89 alors que ñoom Khalifa ñu ngi ci depuis 72 xam nga ku ñëw 72 nga fekk ko ca biir kër ga mu nekk ca kër ga mais mu nangu ñu ne ko non nangul kii moo war a jiitu waaye man damay fàttali benn anecdote boo xam ne Tanor moo ko nettali maa ngi toog mu ne président Abdou Diouf moo jàppoon Khalifa ak moom tëj leen waxtaan ak ñoom ne Khalifa dama bëgg nga jàppale Tanor mi parce que bii di ñëw incha allah moom mooy jiite parti bi damay noppalu ci mbirum parti bi ma continuer état bi mais Tanor xamal ne Khalifa mooy avenir u parti socialiste te moom bi mu ko mujjee wax yàggul de man seede laa woon te gor du fàtte kon liñ ko waxoon ne ko Khalifa mooy avenir u parti socialiste Khalifa yàqalu ko mosu ko yàqal dara ak coow li mu am yëpp ñun saa yi bu ñu waxee sama zaar gii nga xam ne ni bàyyi bu ma yëngalee ne balaa ma ne mu ne ma lan ngay wax suñu secrétaire général la suñu lii naw ko teg ko fu mu tegul kenn nekk ci parti bi nekk ba nit ñi di wax li muy jàppalee parti bi kenn depuis xaw ma kenn ci maire de Dakar daal moo ci gën ba loolu sax waxal nañ ko Khalifa kon camarade boobu tey bu tollee fii nag nga naan yow da nga koy dàq Khalifa nag du ko ñuy dàq de ñoom ñooñu ñooy génn abal ko toogal seetaan ñoom Tanor ñooy génn abal ko ñi ko fekk ñooy génn abal ko yow yaa wax loolu maa ko wax gis nga ñi ko fa fekk moom Khalifa Sall ñi ko fa fekk ñoom ñëppay génn abal ko fa lañ ko fekk kër googu suñu héritage la mooy fii ci li fi des nii mooy taaw nag kenn du ko génnee ci kër ku ko génnee ci kër gi naxasaay te Khalifa du nangu kër gi naxasaay ndax daa gëm papaam daa gëm Senghor gëm li fi Senghor bàyyi woon ak mag ñi liñ fi bàyyi woon ñoom Babacar Ba liñ fi bàyyi woon da koo gëm ñoom Daouda Sow ñooñu ak Djiboka mii barki Dembo Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm mais wax na ne nañu def retrouvailles parti des socialistes ñuy wax retrouvailles socialistes nga yow nga naan da ngay dàq yow imagine toi ñi nga nar a dàq yëpp mooy ne yow nee nga da ngay tëj kër gi affaire bi sottiwul léegi nee nga waa kër gi ci boppam nga ne génn leen ci biti waa kër gi ci biir léegi nag waa kër gi koo ci génnee néegam du njabootam ak ñëppay ànd mais loolu mooy da nga bëgg a daaneel kër gi loolu nag kër googu nag duñu nangu mu daanu ndax biñ koy créé moom fekkeewu ko liñ ci def yëpp am na yu bëri moom fekkeewu ko moment yu gën a am important fekkeewu ko kon kër googu ñun duñu nangu mukk ci àdduna ñu koy daaneel mbaa di ko dem jaayi feneen mbaa leneen kër googu du lu ñuy jaay ku fa ñëw da ngay dem bàyyiwaat ko foofu mbir mi xaaf la xam nga yaa ngi waa mbir mi xaaf la yaa ko wax léegi yaa ngi wax léegi ne kër gi kenn du ko jaay yaa ngi jaay baatu jaay boobu dafa mel ne yaa ngi bëgg a bërëxal tuuti yéen li ngeen ma rewee xale Ousmane Tanor Dieng que ni pour lépp rek pour neexal président Macky Sall dëgg daag wan ko ne ko fii PS mi ngi ci ginnaawam fii bi ilaa yow mi di nag yooyu xëy na moo tax mu saraxe leen yéen Khalifa Sall ak ñi mu àndal yéen loolu nga bëgg a bërëxal xaan te ñeme woo ko wax Aïssatou xam nga quel que soit alpha gis nga alliance fii lañ ko fekk ay alliés fii lañ ko fekk mais da ngay gëm li nga gëm na yow am nga parti surtout que yow sa parti la boo xam ne ni fii sunu maamaati maam ñëpp ñu ngi ci woon ba léegi ba sunu ay papa peut-être léegi génération yu bees yi ngay gis ay kër yoo xam ne ni mais kër boo dugg ci Sénégal amul kër booy dugg ba amul koo xam ne ni socialiste la kon kër googu est-ce que yomb na ngay dem di ko weccoog leneen kon alliance am na mais yow continuer ci sa ligne de conduite ci sa ay texte li mu la wax mooy da ngay dem outil pouvoir jóge nañ ci mais nañ jàng ci sunu expérience te jàpp nañ ne jàng nañ assez ci suñu expérience ba am nañ ci ay maire ñaata maire la ñu am ñaata maire la ñu am loolu yëpp yow nga bëgg ko fouler au pied ne au nom d'une coalition mais coalition nag pour nga am ci fulla ak fayda il faut nga am taxawaay il faut nga taxaw ak sa ñaari tànk pour nga taxaw ak sa ñaari tànk il faut nga yor un parti fort un parti socialiste fort ñun loolu kese lañ laaj dañu ne ku mu neex nga def coalition waaye nañu taxawee suñu ñaari tànk xam lan moo tax ñu créé woon ñu xam fan la ñu jëm ak lan mooy tax suñu parti mu mun a continuer à survivre nañu taxaw ci loolu mais taxawuñu ci al toppe Aminta kan mooy al toppe al toppe kay ñëpp xam nañ ko xawma ko suñu parti sa camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng moo ko jiite ànd ak ay ñoñam dañuy tuddee ay bëñ yu yàqu waaye jàpp nañ ne bëñ boobu gémmiñ boobu mu nekk moo yàqu kon al toppe yi sunu waa parti yooyu nga xam ne ni ñoom dañoo jàpp ne seen diiru dund léegi li ci des al toppe kese la ñun nag duñu ay al toppe ñun dañoo gëm suñu bopp gëm Senghor lim ñu bàyyil
héritage boobu dañ ko gëm mag yi ñoom Babacar Ba liñ ñu bàyyil dañ ko gëm ñoom Mantoulaye Guène liñ ñu bàyyil dañ ko gëm ñoom Adja Aram Diène liñ ñu bàyyil dañ ko gëm mooy ne parti la ñu xam parti la ñu gëm parti bu fort la ñu xam bañuñu coalition mais parti la ñu xam bu taxaw jotee dañu war a taxaw wane suñu parti xam ne suñu parti du parti bu ne du mbootaay it parti la d'accord léegi li ñu dese 6 minutes bariwul bii bëgg naa si dégg en 10 secondes mooy Khalifa Sall léegi député la yow nekkoon nga député ci 12e législature bi Maître Wade moom tamit nekkoon na fi député ci ay laps de temps démissionné foofu yaa ngi dégg ci ginnaaw ga ku si mel ne Jean-Paul Diaz di ñaawlu taxawaayu Maître Wade ndax pour moom Maître Wade bu nangu woon présider en tant que doyen d'âge bu nangu woon présider rentrée solennelle installation en tout cas nouveau député yi xëy na dina am lu mu mën a jouer ci libération Khalifa Sall foofu gëm nga ko wala gëmoo ko. bon xam nga assemblée nag ay surtout du li ñuy wax ci bedd mi. moo nekk ci biir Maître Wade nag mag la bu ko neexee. politique lañ nekk bu ko neexee. bàyyee naa ko droit boobu parce que droit am la. du ma ci wax xam nga parce que quel que soit alpha xëy na fi Khalifa am dëj mu takk ay dàllam dem jaale ji ko. mais gis nañ fi suma ay camarades. ñoo xam ne ñoo bokk benn parti Khalifa defal leen teraanga bu ne ci àdduna. jaale ji wuñ ko. comme kan. comme sunu secrétaire général ak ñeneen ak ñeneen. ñoo xam ne Khalifa ji na leen teraanga bu ne. jaale ji wuñ ko seetu nëbbatu wuñu sax maanaam nëbbatu dem prison ba dem seeti leen. seeti ko te loolu foog naa ne ci ñoo xam ne ñoo bokk benn kër. te lu mu yàgg. kër gi ñun ñoo ko bokk buñ doon séddale ñun ñëpp dañuy toog ñu séddu ñu nekk yow yaa moom li yow laa mu te séddale wuñu ñoo moom suñu kër te ëllëg lu mat a sédd la. kon nag président Wade au moins jël na ay tànkam ne maa ngi dem jaale ji loolu dara la. am na droit nag ne du ma dem siéger. li si des nag assemblée nag li mu war a def xam na ko. xam na ni fu mu ne nii jël na règlement intérieur bi dox ci. parce que nag ñoo wax ci règlement intérieur bi ne député bu am immunité parlementaire. kenn mënu koo dàq ci lenn. tant que yaa ngi ak immunité parlementaire bi. man yaa ngi fàttaliku bi ñu waxee ne dañ may yóbbu. waaw mais dañu ne dañuy dem assemblée dem lever ji ko. pour mun ma yóbbu. mu jeewul antu. parce que nag jàpp naa ne xanaa nag dóor ginaar sax. léegi bu dee day tax sax ñu yóbbu la prison xam nga nag ci jamono gii la am. da koy dóor ginaar bi sax mbaa nga ne ko kes sax. ñu ne la dik mbaa ñu ne la tribunal. xam nga li ma la mais boobu les gens ay parlementaires yoo xam ne xam nañ ne assemblée du ay fo. assemblée du nguunu ginaar ba lu jot rek ñu ne assemblée bii nag assemblée ci boppam. ñoo jël règlement intérieur bi dox ci. te assemblée nag du lu ne. assemblée bi du am solo la. lu ne jaar na fi. personnalité bu ne jaar na fi kon jàpp naa ne dañ ko war a dooleel mais waruñu ko wàññi dooleem mooy tey li xew Sénégal ñu jeter notre pays en pâture parce que quand même un député c'est un député et c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui a la voix du peuple quelqu'un koo xam ne ni c'est des Sénégalais qui ont voté pour lui kon ñooñu dañu war a respecter seen vote mooy ne place am du prison leneen li mooy yaa ngi dégg coowal second mandat bu ñuy wax ne président Macky Sall verrouillé wu ko dégg nga li ci constitutionnaliste yi wax dégg nga surtout moom président Macky Sall li mu wax que ni ñaari mandat lay def débat bi couleur na ko ca gannaaw ga dégg nga ku ci mel ne professeur Zouanke la mu wax nee na président Macky Sall la mu wax noonu nekkul lu figuré ci texte yi et que li gën mooy mu jël ay dispositions yoo xamante ni disposition transitoire yoo xam ne dina mën a tëj yëf yi war a ne mandat 7 ans bi mi ngi en cours te loolu article 27 bu constitution bees bi moo ko wax donc yow débat bi ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma ci am mooy ne juristes yi ils ont raison d'en parler parce que waxoon nañ fi bi ñuy campagne 2012 yaa ngi fàttali dañu waxoon ne 5 ans la ñuy def. ñëpp jàpp ne 2017 mooy élection. ñun ñëpp loolu la ñu jàppoon. loolu moo indi woon problème bi mooy ne Khalifa bu nekkul candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci 2014. ñoom tant que waxul ne day jàppale président Macky Sall 2017 du nekk seen candidat loolu mooy doon problème bi mais 2017 on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de présidentielle yëf yi dem na 7 ans kon nag bu amee loolu bu amee wax boobu dindeeku seen xel day tey juriste yi seen xel day tey dañ naan kon nañu def ay nañu protéger tëj ko loolu moo tax ñu wax waaye nag jàpp naa ne ku amagul 2e mandat xaw ma fi ñuy waxee 3e. waaw jël 2e bi. 3e bi teel na yaa ngi rappelé loo xam ne peut-être am na xale yi ñoom Jatu Njaay yi xamuñu ko mooy sa jaar-jaar parti socialiste ak i tamit surtout sa jaar-jaar ak ku ci mel ne couple présidentiel ba woon di ñu Abdou Diouf ak professeur Ndioro Ndiaye foofu.
laaj bi ma la bëgg a laaj mooy président Abdou Diouf ba coowal Khalifa Sall jógee ba léegi kenn déggu ko mu yëkkati si kàddu yow mi nga xam ne doom nga woon si moom ban ressenti nga ci am jaaxal na la wala jaaxal la wala yaa ngi koy dégg wala qu'est-ce qui se passe. waaw nakari na ma. bu ma waxee nakariwu ma waxuma dëgg. jàppoon naa ni parce que Ndioro wax na ci professeur Ndioro Ndiaye. moom nag Ndioro la. wax na ci nee na ñii di wax yëpp ah Khalifa héritier naturel la. kon waxal na yàlla. ah président nag moo xam lu tax waxu ci jàppoon naa ni war na ci wax. parce que Khalifa li ma ko xamee juufiste la. man ak moom ay juufiste lañu. ba léegi dañuy tooñ ca mairie ba ne yéen a dese Abdou Diouf. kon ne serait-ce que pour ça. waroon na ci wax. ah jàpp naa ne tamit mën na am mu ngi ciy wax peut-être ak président Macky Sall ci suuf. mën na am président Macky Sall boo ko déggagul. waaye bu ma sañoon. bu bëggoon bu ma sañoon en tout cas ak man ni ma ko bëggee sénégalais yëpp xam ko ba léegi nit ñi dañ may wax sant mais yow de Abdou Diouf yow rek ak sa papa yéen a ko dese. kon nag jàpp naa ne war na ci wax. parce que quand même c'est un ancien président. te jàpp naa ne président Macky Sall da koy déglu. kon nag bu ñu jàppee xaleem boo xam ne moo ko yar. jaar ak moom fu ne la ñu jaar moom ak Khalifa xam naa loolu ci lu baree bari. xam naa moom fi mu tegoon Khalifa bu nekkee ministre nekk jeune ak yëpp ak. kon jàpp naa ne ak ba mu nekkee maire sax ñëw na ci mairie bi seet si ko parce que benn petite fille am xaw ma petit fils am lañ doon marié mu ne il tient à ce que Khalifa ñëw def mariage bi kon au nom de tout ça jàpp naa ne président Abdou Diouf dafa war a wax parce que sa njaboot bu nekkee ci problème bu mel nii nga am sa beneen xarit xaw ma sa njaboot xaw ma war nga mën a dem wax ak moom kon jàpp naa ne silence am tamit man Aminata Diallo bu ma waxee ne mettiwu ma damay wax lu dul dëgg metti na ma mais bon liñ ko bëgg rek moo tax ak fi ñu ko teg moo tax waxuñu ci ak leneen mais wax naa ko fi solennellement jàpp naa ne war na cee wax Khalifa njabootam la Khalifa jaar na fu ne ak moom nekk na ci gouvernement am ñu bokk parti fu ne la ñu jaar ñoom ñaar moom moo ko waxoon ne Tanor a ngi nii moom laay jox dama bëgg nga yaatalal ko mbir yi jàppale ko mu am waaw yow nag yaay avenir u parti bi kon bu fekkee ne moom ba léegi gëm na loolu kon war na cee wax injustice bi ñu génn ci président Macky Sall bàyyi doomu jàmbur mais yow Aminata actuellement yow yenn relation nga am ak président Abdou Diouf. xam nga président Abdou Diouf ba mu demee dafa ne bàyyi na politique. saa yi bu fi ñëwee gëj naa fa dem nag mais saa yi bu fi ñëwaan dañuy dem seeti ko. mais du moment que dafa nekk ci ay retraite ak yooyu ñun ñu jàpp di daw di nekk ci politique bi. xam nga Khalifa naysal la. waaw non Aminata Khalifa lañu gën a amal yenn relation yi ak yooyu. non Aminata li nga mujjee wax nii li nga commencé wax du ma la bàyyi nga àggali parce que loolu ay waxu jox ma calmant ma ne la dooli prendre ak ñoomin seen dafa dëgg yàlla épidémie grippe bi daluguma donc munoo ne président Abdou Diouf dama bëgg nga wax ma clairement ci télé nga nekk dama bëgg nga wax ma clairement Abdou Diouf yow kañ nga gëj a gisanteeg moom kañ nga gëj a dégganteeg moom. Aïssatou nee naa la bu dëkk bi bu fekkoon de lépp la ñuy wax kon dëkk bi toj na yàgg na ñun daal Abdou Diouf nous sommes des Dioufis waxoon nañ ko démb du ñu wàccu di lekk ak lu mu mënta def nous sommes des Dioufis li ma koy ñaan rek mooy na wax ci mbirum Khalifa Sall. waaw kon mooy évacuer question bi doo ci wax man nangu la ba ca des mooy Abdou Diouf yaa ngi wax léegi ne Ousmane Tanor Dieng jaalewul Khalifa Sall est-ce que Abdou Diouf jaale si na Khalifa Sall. Abdou Diouf géej na fi léegi Abdou Diouf jaale na Habib Thiam de waaye jaalewu ko xam nga Abdou Diouf moom demoon na ba dem toogi ne mbirum politique mbirum parti socialiste mais lii du mbirum politique non dara wóoru ma ne wóor na laa wóor non Aïssatou dara wóoru ma ne peut-être déedéet Aminata xam nga la laa dul nangu du ma nangu nag buñ nee Ousmane Tanor Dieng nga dugg ba xaabaabal dugg ci ba réer buñ nee Abdou Diouf mais bokkul parce que Ousmane Tanor Dieng mooy sunu secrétaire général moo fi nekk Abdou Diouf ba muy dem xam nga Abdou Diouf ba mu def moo gën a yomb xam nga moom dafa bind lettre ne ñu bàyyi naa seen yëf a ngi doon jël leen kon kooku luñ ko ciy dugalaate bind lettre non mais nañu xoolal seen yëf a ngi nii jël leen léegi noonu justement wax nga léegi Aminata loo xam ne nii Abdou Diouf xëy na rôle la boo xam ne bu ci duggoon ñaar diggante yi mu rapproché leen moom président Macky Sall da ko jox nopp yaa ngi dégg am na ci président Macky Sall loo xam ne Abdoulaye Wade amu ko président Macky Sall day jékki-jékki yolleeku naa ngi jël otoom dawal ko dem seetu ji ko toog ak moom ñu naan tee yaa ngi dégg kon kooku président Macky Sall su mu teg président Abdou Diouf Ousmane Tanor Dieng sax amu ko dëgg loolu dëgg kon boo mu nee xosi kii ma seeg man équilibre laa bëgguma nga xosi kii ñëw bi fi di raay mbelle loolu laa bëgg dégg nga raay mbelle mënul ne donc Abdou Diouf dëkk si sa Sénégal gi la dëkk fu munti nekk tamit li xew Sénégal nopp baa nga ca bët yaa nga ca
Khalifa Sall wax nga ko léegi juufiste ngeen yow ak moom juufiste ngeen kon Khalifa Sall am fi dëj gi mu fi am président Abdoulaye Wade bi nga xam ne bokkul ci parti socialiste daal di taal otoom ak mag gi mu doon dem toog seetuñu ko ñëpp gis loolu ma lay laaj ndax bu amoon di nga ko yëg ndax yow Khalifa ngi ci biir yaa ko nekkal ci mbedd mi téye micro yi di wax bés bu yaa saak yaa ngi ci kër Khalifa fee lu fa yendu fanaan ci yow kon ma lay laaj encore une fois Abdou Diouf ñëw na wala woote na jaale Khalifa Sall li nga ko waxee ci Abdou Diouf ñëwul benn yoon. Abdou Diouf ñëwul jaale si Grand Yoff. te loolu metti na la. metti na ma nee naa la li ma la wax rek mooy ne. ni ma mettee ñu jàpp Khalifa. président Abdou Diouf duglu am relation ak président Macky Sall. te waxu ci ni ma naqaree yeneen ak yeneen mu bañ a dem seeti sax Khalifa ci la may gën a naqari. loolu mooy dëgg. Aminata Diallo li ma dese ci ay minutes juróom la dama bëggoon dëggantaan Ndiaye nga wax sénégalais yi nag sans raayal Abdou Diouf lan moo la naqari ci taxawaayam ndax am na loolu ci naqari. Aïssatou naqari na ma parce que Abdou Diouf bi ma xamoon man avant 2000 ak Abdou Diouf bi ma gis du benn. Abdou Diouf bi mooy bi nga xam ne sénégalais yaa ngi koy ŋawte fu nekk ñu wax ko fa. xàmmeewu ma ko ci loolu. Abdou Diouf bi mooy Abdou Diouf bi nga xam ne ni day utiliser les moyens de l'État. ba léegi. te yore retraite am ak yëpp. waxatuma Abdou Diouf politiquement. Abdou Diouf moo ñu yar. nekkoon parti socialiste jox ko lépp nag. asamaan seek suuf seek lépp. mu nekk fi 20 ans président ñu votel ko defal ko lépp. ba muy dem lettre la ñu jox. boobu sax garaawul. jàpp naa ne garaawul mais li fi xew ci parti socialiste depuis lors ñuy xeex depuis 2009. ñuy ŋawte un camarade. muy Khalifa Sall qui n'est pas n'importe qui. ndax ba mu bëggee Tanor ñëw dafa woo Khalifa Sall ne ko jàppale ko mu am base. moom laa fii teg yaay avenir. Tanor xamal ne kii mooy avenir u parti bi. kon kooku du n'importe qui. kon kooku bu nekkee ci jafe-jafe ci biir parti bi ñu koy xeex depuis 2009 ba tey te ba tey ŋaangoo man Abdou Diouf xàmmeewu ma ko jàpp naa ne il nous a tourné le dos donc ñun tamit tourné nañ ko le dos. man la page Abdou Diouf elle est fermée. page Khalifa Sall moo fi xam. dañuy xeex dinañ ko xeex ba mu mat. Tanor nag moom amatul base. ndax pour mu gagné bii pas il a fallu que mu ànd ak Benno Bokk Yaakaar ba mu ci demee moom dong gañewul. ñun nag fii ay xale yu ndaw. ñun dañoo gagné Grand Yoff nag ma jóob. ak waa Grand Yoff ak waa sunu ay coalition. Bamba Fall moo gagné Médina mais ay Médina ak ay Ngéeñeen xam nga du benn. moo gën a yaatu 10 000 fois. ah kon ñee buñ ko jàppale woon du gagné. kon nag ñooñu jàpp naa ne. jaay nañ seen palax comme niñ koy waxee te jaru ko ci politique ay mag yoo xam ne dem nañ te ne duñu fi mus a jóge loolu beneen affaire la mais Abdou Diouf moom ay mbiram kenn waxatu ko bu yaboo mu dem tëdd nelaw te xam ne yàq na lépp ndax ñun xale yi dañ ko mus a seet mu nekk suñu miroir xam nga Khalifa Sall de même kon jàpp naa ne Khalifa bu nekkee ci lii moom moo ci waroon njëkk a wax bu ci noppee il est coupable kon Abdou est aussi coupable que le président Macky Sall donc jàpp naa ni dafa mel ni moom dafa dugg ci complot bi ndax ñëpp xam nañ relation ak Khalifa Sall ñëpp xam nañ ñun nu ñu mel ci moom ba léegi nekkatu fi ñu ciy wax kon tey bu ñu nekkee ci taxawaay bi ñu sonn ci da cee waroon wax bu ci waxul il est coupable kon Abdou Diouf est coupable waaw boobu leer na bëggoon naa taxawaay temps bi dem na ñu jeexalee ko ak Aminata yow sa bopp ça venait peut-être parce que sànq yaa ngi wax Abdou Diouf ñoom mag ñeeg ñoom seen xanaa yow bu au delà de nekk ci ginnaaw Khalifa Sall pousse ko mu jëm ci kanam xanaa am nga loo bëggal sa bopp. Aïssatou xam nga Barthélémy Diaz nee na dafa bëgg a nekk il est candidat au poste de secrétaire général du parti socialiste. Autant je l'annonce ici jigéen nga. ñu mayante ko. xam nga je suis candidate au poste de présidente nationale des femmes du parti socialiste au congrès de 2018. te j'espère que duñ ko daw. ndax 2014 bi ñuy dem congrès dañoo jaay carte 2009 2010 2011 bii nag jaayaguñu benn naan ñun dàqalu nañ suñu bopp waaye ñoom ñoo dàqalu seen bopp parce que ñoom ñooñu amuñu base ñun nag depuis lors ñu ngi daw ba wane nañ suñu bopp kon nag man je suis candidate en remplacement de Aminata Mbengue Ndiaye man je suis candidate au poste de présidente nationale des femmes du parti socialiste au congrès prochain de juin 2018 en remplacement de Aminata Mbengue Ndiaye jàpp naa ne def na temps dem na ba nekk mag kon nag boo demee ba nekk mag dem bay toog ci ay chaise di julli ba booy dem sa léeg-léeg dañ lay jàpp kon nag war ngaa bàyyi xale yi ñi nga xam ne yaa leen yar former leen tette leen ba ñu egsi fii nga may leen chance te foog naa ni loolu mooy tax classe politique bi mu renouvelé wu mais ay pépé ay mami ay mémé toog fi rek boof
xam nga yooyu dafa jeex ci politique bi Aïssatou ñun xale yi nañ ko ñeme man je suis candidate je l'annonce ici à la TFM que je suis candidate au poste de présidente nationale des jeunesses féminines di ci woo sama ñoom yaay ñoom Abibatou Mbaye ñu jàpp ci ñoom Aïssatou Tall Sall ñu jàpp ci ñoom Nafi Ndiogou nañ ci jàpp maa ngi ci woo sax ñoom Seynabou Wade en solidarité nañ ci jàpp parce que ñoom ñooy samay bàjjen ñoom ñëpp nañ ci jàpp ak ñoom Aïda Mbodj nañu ñëw jàpp ci man je suis candidate au poste de présidente nationale te dinaa dem seeti ñoom Fatou Sarr Sow si yëpp ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom xam ne du mbirum leneen mais il faut ñu renouveler suñu classe politique bi il faut que ñun ñii ñu ñëw parce que am na benn formation am na benn cursus j'ai été président national des jeunesses féminines bi ma amee 12 ans ba léegi maa ngi parti socialiste nekk naa pionnier jóge pionnier nekk jeunesse socialiste diriger les jeunesses féminines du parti nekk député expérience nga no nekk chef de cabinet maire de Dakar tey nag li ma war a jàll mooy j'ai 39 ans mooy présidente nationale des femmes du parti socialiste je ne suis pas la plus méritante waaye am naa sañ-sañ bi te xam naa ni dinañ ci jàpp sama yaay yooyu ma wax dinañ ma ci tette dinañ ma ci jàppale te Aminata Mbengue Ndiaye jàpp naa ne dina ci jàpp parce que turam rek mooy wéy parce que mooy sunu bàjjen kon je suis candidate daal pour remplacer ko j'espère que diggante bi duñ la dàq quand même duñ officialiser xanaa ñoom la ñuy dàq ñun kenn mënu ñëw dàq déggoo li ma la wax ñun jaayuñu sunu palax demuñu seey ci beneen parti ñun ñoo gëm sunu parti socialiste nekk fi gëm parti socialiste ñi dem seey nag ñooñu la ñuy dàq loolu rek la d'accord fu mu ne nii ñoom la ñuy dàq ñun ñoo leen di dàq ci biir parti bi toogal seetaan maa ngi toog di seetaan talent sama télé Aminata Diallo honorable député chef de cabinet maire de Dakar Khalifa Sall président coordonnatrice des femmes socialiste. Présidente des femmes socialistes de Grand Yoff, coordonnatrice du mouvement Fal Khalifa Sall. Khalifa Sall voilà alors sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo Sénégalais. waaw di kontaan di rafetlu jàkkaarloog yow Aïssatou tu es une fierté ci monde bi nga nekk tu es une femme mais ñëpp gis nañ sa taxawaay ak mu dëgër kon ñun ñëpp war nañu nekk ci loo xam ne ni waxtaan diisoo ba ñun ñëpp ñu ànd parce que monde bi nga nekk ak man monde bi nga nekk ñoo war a ànd kon nag ñun tamit ñu ngi rafetlu sa taxawaay di rafetlu ci émission bi ñëpp di seetaan di kontaan ci sénégalais yëpp di wax ne ni nañu taxaw ñun ñoo votel Khalifa Sall suñu vote bu ñu nangu kenn confisqué ko ñoo ko votel mu nekk député kon sénégalais yëpp nañu taxaw waa Dakar yëpp nañu taxaw ñu génne ko otage bi ñu ko dugal du foofu mooy place am yàlla mooy fal ki war a falu dina falu waaye nag kooku nag Youssouf la ñi ko ragal nañoo xam ne ni moom jàpp nañ ne def nañ ko yonent yàlla Youssouf bu génnee falu loolu leen en tout cas Aminata tey la ñu doog gisante et ça a été vraiment un réel plaisir ñu jàkkaarloo ak yow et ñu lay ñaanal aussi yoon bi nga taxaw nga yàlla may la si ndam bu baax a baax ndax wax naa la ko sànq hors antenne et je le répète là à l'antenne mooy que yow tey bu ñu doon def sondage wala boog baromètre les jeunes femmes politiques ñi nga xam distingué wonuñu dëgg-dëgg si arène wi defe naa boo nekkul ci numéro 1 di nga bokk ci numéro 2 en tout cas podium ba di nga fa yéeg te loolu tamit defe naa li nga wax sànq rek ci début émission bi leadership féminin du ay wax ay jëf la et assumer li nga doon la ak tamit avoir le courage de ses idées et exprimer ko à voix haute et ñuy ñaan nag li nga exprimer mu dal ci dopp yu baax yi loolu lañ lay ñaanal en tout cas ñu lay souhaiter bon vent di remercier bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen doon seetaan bi émission di gërëm bu baax a baax waa hôtel Fana ma jiital si rek colonel Lam ak soxna madame Lam ak i tamit tout le personnel madame Ndour voilà donc tey dama ne Souleymane Kane mi toog fële ci réception bi ne ko na ma jox quelques noms ci biir hôtel ma remercier leen ndaxte vraiment saa bu ñu fi ñëwee ñu dalal ñu ku ci mel ne Souleymane Kane moom déjà ma koy remercier Koumba Sy Matar Diène Ndeye Mariem ak nag képp daa ko xam ne yaa ngi yeewu di xëy si fii ci hôtel Fana ñu lay ñaanal sa jàmm yàlla na yàgg di gërëm nag bu baax a baax sama équipe bi sama doom ji Jatu Ndiaye yaa ngi fi pour le moment le temps Ngoné Ndour di la jël Abdourahmane yaa ngi noonu borom son yu neex yi Pape Silla maa ngi lay nuyu nee na dama ko bàyyi temps yi waaye fële gu ma la lu ndaw di nuyu bu baax Mor Xarma réalisateur bu mag bi ak i tamit Mamadou Dia sama rakk jooju ci lumière yi ci montage bi Moussa Sène ci make-up bi nag tey dafa naa dama xaw a ñàkk seen colonel Lam nag si fii il faut ñu yokk ñu tuuti clim bi il faut ñu tuuti clim bi n'est-ce pas parce que tey ñàkk gis nga maa ngi ni sax def naa faare naa Mado dina ma rey Mado moomam make-up tey moom ak salon am di Glam by Mado ma koy nuyu bu baax sama sœur boobu di remercier bu baax tamit Joséphine Mboup mi diriger production bi jërëjëf incha allah beneen dimanche beneen numéro incha allah.